waaw mbokk internet yi comme ni ma leen ko waxee rek ñi fi génn macha allah def nañu témoignage bu am solo ci li nga xam ne moom mooy rawatina ki nga xam ne moo fi toogoon muy oustaz macha allah soo déggee ni muy développé nga xam ni ndaanaan dëgg la ci li muy def waaye soxna Fasal aussi demul mu des soxna Mariama aussi demul mu des waaye nag comme dama leen fàtte gars yi fi war a dugg ci léegi ñooy waa Barada Cash Barada Cash gars yi lu leen neex lañ fay wax lu leen neex lañ cay def waaye nag tépp dina leer fii waaye nag balaa may dugg ci Barada dinaa leen laaj seen tam xarit nag ak nan baal ma nu mu tudd ngeen dugalal ma ki nga xam ne moom mooy Samb waaw borom mi Barada Cash ak soxna Nogay ak ki nga xam ne Lamine Fane damaa juum Lamine Fane ne egsi soxna Nogay yegsil Lamine Fane jege si ma soxna Nogay ndeysaan ma ngi siyaar bu baax sama jigéen waaw xam naa ni jege ma rek boo ma jegewoon dina ma gën a neex nag wax dëgg yàlla est-ce que sama caméraman moom mi ngi koy gis ak ki nga xam ni dama koy yéex a dugal moom lu wax ma koy yéex a dugal xamante nañ man ak moom damay xaar tuuti daal doo koy dugal ki nga xam ne moom mooy jéecaam mën na yegg si ci plateau bi ki nga soxna Lamine poussil tuuti waaw sama gars yi ñu ngi nii ñu ñëw waa Barada Cash lu leen neex la ñuy wax lu leen neex la ñuy def tey nag ci jour tam xarit la defoon nañ ko daaw fekkee déwén kenn du ko fi baaxantal tey fay seen Barada Cash duñ ko fi baaxantal waaye tam xarit gi la ñuy baaxantal fii Lamine Fane ziar naa la. maa ngi delloo ziar bu baax a baax Moussa Dione. oui di am contentement ci émission bu ala dawme bi nga xamante ne macha allah. ndeysaan décoré nañ ko noo xamante ne. plateau rek xool dana xam ne tey tam xarit bi. waaw du yomb ci Sénégal TV. du yomb ci Sénégal TV waaye nag Lamine comme damay rek moom damay am mbégte saa su ne. di ko dalal ndax su nga gis bi prononcé dafa am benn baat bu may daanal maa ngi leen di nuyuwaat beneen yoon ndeysaan loolu moo bokk na ci slogan yu may neexal maa ngi leen di nuyoo beneen yoon loolu soxna Nogay ndeysaan mu nekk jigéen ju yiw ju am solo joo xam ne ndeysaan ndaanaan la daal ci li nga xam ne moom lay wax saa su ne te ay kàllaama yu am solo soxna Nogay maa ngi lay dalal ak jàmm. jaajëf Moussa ñu ngi lay siyaar di siyaar mbokku internet yi ñuy seetaan ci Sénégal TV. di siyaar tamit sama mbokku chroniqueur yi nekk ci biir plateau bi. am na solo waaye nag xam ngeen jéecaam dafa am moom benn problème mbokk internet yi nag jàpp naa ni yéen di ngeen ma ci jàppale mais damay bàyyi ba muy dem ma jox leen ko après ngeen nga acte ñu mën ak moom jéecaam. waaw maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar bu bàyyi ngi am jàmm. sant bu baax a nga baax def ak coono. sant yàlla. ma bàyyi la nga nuyu gars yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp. di la nuyu bu baax di la remercier ci invitation bi. sa plateau bu ala dawme bi. waaw gis nga de ak sama mbokk yi ma bokkal émission bi. oui ak waa Sénégal TV. am na solo kii mooy jéecaam xale cas borom ki nga xam ni moom mooy sa kii bi nu mu tudd chaîne bi. indil ma ko kii mooy borom indil ma ko moom boo toogee boo bëggee dara rek da nga koy won yow ko bëgg yow bëgg rek waaw d'accord loolu mooy concept ki nga xam ni chaîne la boo xam ni boo ci duggee rek insha allah rabbi boo wootee lépp waaw loo ñu indil la ko muy parfum yi gis nga yii yëpp ci la bokk macha allah il suffit juste nga woote rek ni ko jéecaam parfum laa bëgg ban genre parfum nga wax ko jéecaam indil la ko ci ni mu gën a gaawee kon nag balaa boobu damay dugg nag ci li nga xam ne léegi moom mooy wàllu invitation bi Fane c'est sa concept émission ñu koy wax Barada Cash mu nekk émission boo xam ni waxtaanu kambisu la waaye jeunes yi dañ ciy wax dañuy libéré wu maanaam man ni ma jàngatee mooy ku ci dugg dafa war a libéré wu génn li nekk ci xolam yow noonu nga tënkee li nga xam ne mooy ba war a jiite ko lan nga ñu mën a wax ci émission Barada Cash. jërëjëf Moussa. waaw yaakaar naa fi nga commencé rek foofu la ñuy ñëw yokkaat si. ndeysaan heureusement ba ni nga démarré. émission bi noonu lay demee. parce que dafa nekk affaire ndaw. te ndaw dañ ko war a bàyyi mu exprimer wu. carrément lu ñu naan liberté d'expression yu demee noonu. waaw parce que tamit ñoom si société bi lañ bokk. macha allah si lañ bokk. ok te am na yoo xamante ne tey ñu nekk ci kaw. d'accord xëy na dañ fa jiitu rek. mais ñoom ñu nekk ci suuf doon jeunesse bi. ëllëg ñoo ñëw ci kaw. kon loolu nekk seen xel tamit. dañ ko war a génnee ñu partager ko ak autorités yi mun a xam lan moo nekk ci jeunesse bi bu ko defee société bi mun a doon benn société bu am solo. am na solo kon loolu mooy li nga xam ni moom mooy concept bi kon concept bu nekk nag concept bu noble ndax sa doom ji nga jur sax jur ko te mu leer na yaa ko moom bu waxee nga ne ko noppil su waxaatee nga noppi man jàpp naa ne bu troisième fois ñëwee du ñëw ci yow quoi day dem ci keneen kon am na solo kon ñuy déglu ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi ñoom nag soxna Nogay seen concept am na solo seen concept mu nekk tey xale yu bëri mënatuñu wax yéen ngeen ñu indi concept boo xam ne ça permet aux jeunes de parler. waaw noonu la lay demee comme ni nga ko waxee. ndax gis nañ ne tey lu bëri tey jeunes yi duñ ko mën a wax. ndax
liñ naan tabu. moo tax comme ni nga ko waxee Brada ki kaas. nga ne waxtaanu campus la. ndeysaan waaw dañuy libéré wu ñëw li nga xamante ni jeunes yi dañuy toog seen ruku teg seen caayin di ko waxtaanee. ñu indi ko sur la voie publique. xam ne lii mooy préoccupation wu. jeunes yi lii moo leen manqué wala lii boog moo leen sonal. ndeysaan mu doon ay sujets yoo xamante ni day varié amul tabu daal amul tabu. comme ni nga ko waxee. am na émission bu ñu fi doon tourné fan yee. macha allah mu nekk loo xamante ni duñ koy waxtaanee waaye lu am solo la ndax dafa bokk ci dundu jeunesse bi. kon tabu warul am ni nga ko waxee émission bu firi la dañuy teg caay. waaw di waxtaan nag te n'empêche li ñuy waxtaanee day am solo. malgré folklore bi muy xaw a nuróol n'empêche boo teewloo rek dañ ciy jëlee njëriñ. boo teewloo ndeysaan mu nekk ay kàddoom yu am solo boo déggee soxna Nogaye di wax da ngay bëgg ndax dana laan boo teewloo nag maanaam boo dalee rek dégg kii mooy soxna Nogaye waaye Nogaye bàyyeeguma la yow damay ñëw ci yow ndax man sama soppe nga waaye ki nga xam ne nag mooy borom indil ma ko tey yow laay laaj loo ñu indil ci li nga xam ne moom mooy Brada ki kaas. tey ñu ngi ci tamxarit nag Moussa. dañ ciy bàyyi xel bu baax. waaw kay am na solo wax ci tamxarit bi. waaw man bu ma sañoon dañuy wax ak parents yi. d'abord. parents yi d'abord. ndax soo gisee bu guddi jotee. xale yi ñu ngi ñaani ndawanal. folklore bi di tëgg di yuuxoo. ni ñuy yoree seeni bool di tëgg naan taaja bon. ca lendemain bi noonu la ñu yoraatee seen bool naan ku for xale bu réer. xale yu bari di réer. mu nekk ñaari affaire yu affaire parce que parents yi duñ ci bàyyi xel. folklore bi la ñuy jiital. te tam xarit tamit dafa am solo. guddi gi war nañ ci jaamu yàlla. wird ci ñaan ci. mais loolu yëpp dañ koy tege na leen di def loo xamante ni est-ce que sax diine nangul nañ ko. mi ngi noonu. ma sañoon ñu bàyyi ci xel bu baax. soo sañoon ñu bàyyi ci xel. Jéecaam damay ñëwaat ci beneen pàcc mais Jéecaam seen concept li nga xam ne moom mooy Brada ki kaas bi. baax na nga indil ma ci dara ndax yow lépp moom day ataaya ak meew du ma seen morom. waaw xoolal Brada ki kaas nga indi leen ataaya. ndeysaan teel. Binta dafa dégg na da ngeen di bandilu rek. Binta man Binta kontaan naa trop noo teel sama gan nga dama lay teral man xam naa ni sama kaas a ngi ñëw man kaas bu duun lay am bu gën a rëy seen kaas amul nag tàmm ngeen sénégalais benn jikko naan yemale wuñu waaye ñaari kuy nag mënuñoo bokk mbalka te man du ma seen morom acca ñu dem léegi Jéecaam lu am solo mooy que yow exemple il faut ma dugg ak yow benn time mooy seen concept émission Brada ki kaas c'est vrai Fane tey moom moo ko jiite dugal na ci lu am solo wax na ko mais yow mi nga xam ni tamit ci chroniqueuse yi nga bokk lan mooy concept dëggantaan c'est vrai jeunes yi dañu war a waxatuñu yéen ngeen indi benn concept boo xam ni képp kuy jeune rek te am lu ko metti wala war koo wax ci li nga xam ne moom mooy société bi da koy war a teg ngeen may ko opportunité boobu initiative bi loolu dañu toog ñu xool def taxaw seetlu def constat xool xam ni jeunes yi mën naa dañ leen a tege côté dañ leen tege de côté man munu ma comprendre nga ni jeune mooy avenir dëkk bi te jeune bi doo ko déglu su waxee nga ni baal ma dafa réew loolu la ñuy wax tey boo demee université étudiants yi bu ñu génnee di kaas ñu ni étudiants yi dañu réew xamuñu lan moo leen poussé ba tax ñuy génn nekk ci kaw tali bi di ko def kon baax nañu balaa ñu leen a déglu rek dañoo génn taal jàpp bus yi taal pneu yi ñu doog leen toog déglu leen dama bu ma sañoon dañuy déglu jeunes yi jox leen opportunité ñuy exprimer wu li leen metti ñu koy wax ndax ñu ngi nekk ak mag ñi di côtoyer mag ñi xam nañu terewuñu xam nañu lu xew démb ndax enraciné wu nañ xam nañ suñu démb bu baax xam nañu présent bi ñu nekk te tamit ñu ngi teg suñuy projet mais jeunes yi may ñu ne opportunité ñuy exprimer wu kenn du leen déglu léegi ñu ne dañuy toog suñu saal wala su toog ci mbedd bi teg suñu attaaya di waxtaan dans la bonne humeur. Des fois nga gis nag waxtaan bi xumb ba nga nit ñi léegi ñu xeex mais lépp comme keroog mi ngi noonu comme keroog mais xam nga ay jeunes lañ suñu yaram tàng rek loolu mooy waral loolu mais lépp rek si jàmm ak salaam la on est entre jeunes raison pour laquelle moo tax ngeen génnee li nga xam ne moom mooy concept Brada ki kaas ñëw teg ko ci table bi fas yéene waxtaan comme ni ngay toogee sa kër yow ak say frère ak say sœur ngeen toog di waxtaan li xew ci àdduna bi li xew Sénégal actualité lépp dañuy concerné ndax ay jeunes lañ développement dëkk bi intéressé loolu am na solo ñu ciy waxtaan jërëjëf Binta yaa baax mënuma laa remplacer keneen yow rek a fi ne waaw bu leen ñeneen ñi nag lu leen neex nañu gis seen bopp yaa fi ne man ki may jox moo fi ne mais li am solo lu am solo ngay wax léegi Fane malgré léegi dugg nañ ci concept bi mais lan ngeen waajal waa Sénégal parce que tamit c'est vrai que concept yi am na solo mais est-ce que ay tournée yoo xam ne gars yi ñu ngi koy xaar ci yéen est-ce que gars yi pare nga leen ay thèmes yu am solo est-ce que pare ngeen parce que aussi bind concept am na solo waaye continuer tamit am na solo bu fekkee da ngeen nar a commencer benn affaire ba pare te du continuer je pense que bàyyi ko mooy gën je pense que am na foo leen ko teg fu wóor
dëgg la Moussa Dione am na fu wóor fuñ ko teg ndaxte laata ñoo ñëwaat ci plateau bi toog nañ ak ñi nga xamante ne ñooy suñu chroniqueurs yi ak suñu chroniqueuses yi ñi nga xamante ne ñooy ànd ak ñun ci plateau bi nga xamante ne mooy Bradek Kaas ñu waxtaan ci waxtaan yu yaatu ci biir loolu tamit génnee ci ay thèmes yoo xamante ne dinañ ci tudd yenn pour ñamal ko yenn rek pour ñamal ko ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi déedéet waaw parce que da nga leen di ñamal tuuti rek effectivement te Bradek Kaas dafay ànd ak jamono jigéen ñi dañoo soxor gis nga yéene bi nga am yow da ngaa am yéene joxe ñun la ñamalal tuuti leer na ma ne boo amoon frère nga ñëw jox ko war ko gestion dañoo rek dafa nang boo amoon frère takk ko war ko jox 10 000 boo ko laajee mu la jox ko 2500 bu leen di laaj demal doxal ñu dem mais frère yi ci wet gee tax nag waaw gis nga chaque jour teg argument doxal ñu dem lu wax am na solo tamit parce que tamit yor lépp joxe ko après nit ñi tamit est-ce que dinañ la xaare fenn mais tamit toujours wax la Bradek Kaas dafa am ay clé yoo xamante ne ay femme yoo xamante ne ak personnes yu dynamique ça veut dire que dañuy wàcc ci terrain bi di dem di xam réalité yi nga xamante ne moo fa nekk ci biir ñi nga xamante ne ñoo fi nekk am na ay étudiantes yoo xamante ne lu mel ni kii kooku mun nañu wax lépp li nga xamante ne vie étudiant la soxna si tamit mun nañu leeral lépp loo xamante ne mooy xew si société bi ak ñeneen ñoo xamante ne dinañ ànd ak ñun si Bradek Kaas réseaux sociaux yi effectivement parce que émission bi ñuy def réseaux sociaux yi tout le temps dañuy participer ak ñun di génnee seen xalaat léegi loolu tamit ñun dañ koy topp ba au fond important indiwaat ko si li nga xamante ne mooy terrain bi partager ko ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan Sénégal TV léegi da nga doon wax am na yenn thème yooyu su doon ñamal comme ban exemple waaw xam nga tey ñoo ngi wax jeunesse mais gis nañ agression bi si jeunesse bi la ëpp ñoo ngi wax jeunesse mais gis nañ drogue bi ñoo ngi wax jeunesse ba si étudiants yi yenn comportement yu ñu dundee mais ñoo ngi wax jeunesse mais tey xale yi jigéen ñi lu tax seetuñu góor ñi lu tax takkatuñu ak lu tax tamit góor ñi tamit bu ñu takkee lu tax amuñu yenn kii pour téye seen soxna effectivement yu mel noonu lañ mën a kii mais lu yëpp dañuy dem ba si terrain bi am source bi xam li nga xamante li nga fi jot a wax yëpp vraiment c'est très important léegi nag mooy may tuuti rek ma dugg ci ki nga xam ne moom mooy Dieye Thiam mais Dieye Thiam concept bi baax na lépp nice na mais li ma posé fan rek lu nar a continuer la wala lu nar a taxaw la mais est-ce que pare ngeen yéen parce que tamit boo leen xasee ba jëm ci wàllu jeune day fekk yéen ñi ko war a liggéey ngeen taxaw physiquement mentalement est-ce que loolu aussi pare ngeen ci waaw pare nañ Moussa ndax li yàgg nañ ko préparé dañ ko yàgg togg tey lañu sénégalais yi gis mais yàgg nañ toog suñu ruq di ko def ndeysaan moo tax gëm naa day dem gëm nga ne day dem ndax ñun ñi ko ëmb ñëpp dañ ko gëm te ay jeunes yu dynamique ñoo ko yor incha allah gëm naa dina dem ndax li ñuy wax tamit du fi jug chaque jour mi ngi fi ay fait de société la du fi jeex dafa bari am yu bari yoo xam ne dañ koy nëppal duñ ko nangoo tudd te yéen doo leen nëppal dañ koy wax man de yooyu invité leen ma ci waaw gis naa la keroog keroog rek wooleel ma rek gis nga ni mu fa demee jàmm ni ñooy may ñu la dara keroog waaw man tamit ma leen may dara yaaram tam mayu ma ko dara noonu lay demee chaque jour thème bu garaaw la ñuy teg waxtaan si dina tàng dina metti mais à la fin dinañ am solution incha allah dañuy trouver li nga xam ne moom mooy solution moo ndax moo ëpp solo tamit boo àndee problème teg mën nga si wax lu ko waral mais le plus important mooy nga teg solution nga teg fa laay jëkkatee daal di koy teg sama jigéen li ma nar a teg mooy sa xalaat ci Bradek Kaas yéen fas yéene bi ngeen ci fas yéene parce que tamit gis nañ fi ay émissions yu bëri yu commencé waaye yeggul li tax yeggul mooy nekk ci dara di ko woote te gëmoo ko te bu fekkee ne da nga am métit bëgg am yoon boo ko war a jaarale yaakaar naa ne yoon boobu muy metti muy diis muy naaj yow waroo bàyyi seen xalaat ci sa xalaat ci loolu ci seen projet bi est-ce que day dem wala day taxaw waaw xam nga olof danaan ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul non dane am na amul non dañu am na. amul amul ok waaw kon baax na waaw. kon amul te amaana liñ ñam neex na ndax déjà rek tournée bi nga koy tourné rek yow sa bopp plaisir la ci. ndeysaan kon te loolu noonu da nga koy branché ki lay seetaan. amul sikk da nga koy branché bu wér. kon nag day dem de Ousmane. maanaam du loo xamante ne nii dañoo toog nii foowuñu daal maanaam comme ni ma la ko mënee wax daal foowuñu dañuy dem te nañu xaar ñu ko fane waxee moom thème yi muy indi sax dañoo xaw a sérieux tuuti mais prostitution déguisée bi ci dëkk bi dañ ciy waxtaan ak lan waay cum li ñuy waxtaan cum man xoolal sa thème bien ñëwal xaale ma ñëw yéen da ngeen raay raayal ñëwal rukku yi fépp la ñuy dugg biir kër yi biir néeg yi la fay xew Ousmane moom la ñuy génnee teg ko ñu waxtaanee ko parce que nag lépp communication la kon dañuy wax Ousmane
duñ taxaw de. waaw dañuy dem te li waaji naan avec la foi on peut soulever une montagne. oui gëm nañ ne. wallaahi gëm nañ ne day dem. day dem te incha allah day dem. accum xam nga lii c'est rassurant. gëm nañ ne. te day dem. te wallaahi day dem dama yokk si biir boode man kontaan naa ci sama jigéen mais li am solo mooy que gëm-gëm dafa am solo li tax gëm-gëm am solo mooy nit ki buy wax dara da nga xam ne kii li muy wax am na fu mu ko teg ndax ñi ngi ci dañ cee nekk xam nga tey nekk ci moo tax ñu toog di wax waaye buñ ci nekkuloon di wax xëy na sax du dem waaye confirmation bi nag mooy ñun ñi ngi ci fane tey nag ñu nekk jour Tamxarit baax na tamit du ma la laaj noo taajee waaye du ma la laaj noo duggee waaye baax na tamit man laaj la noo consommé waaw xam naa ni consommé nga nag bu baax bu baax léegi kon ñu leeralal ñu waaw mu nekk laaj bu am solo parce que am na solo noonu bu baax a baax waaw parce que ñun consommé nañ bu baax waajal plateau bi bu baax a baax kon lépp tey dama koy teg ci bu baax tey kay lépp tranquille fii lañ fas yéene resal li nga xamante ne mooy cere ji moo tax dur nañ la ataaya waaw am na solo moo tax macha allah en tout cas ñoo ngi gërëm soxna Binta bu baax a baax waaw ataay bu am solo bi ndeysaan def tamit li nga xamante ne mooy suñu aada ak yu demee noonu génnee fii coppati bu simple génnee benn kii bu simple xamewu ma la sax fane macha allah mais uniquement ñu xam ne comme ça thème moo ko laaj ñu ñëw génnee foofu tamit mais wax nga lu am solo parce que buñ ne Tamxarit suñu mbir la ay jullit lañ suñu aada tamit ñu jël rafetal ko indi cere mu doon loo xamante ne xam nañ ne ku si lekk tuuti suur te baax na jour boobu tamit ñëpp lekk ba suur naan yu sedd naan meew yu demee noonu ñëpp xappi parce que fête la donte ñenn ñi ñoo ngi naan du fête mais fête la si benn côté parce que bu ñu xoolee tey jii di samedi xam nañ ne mooy fukkeelu fan ci weer bi nga xamante ne mooy weeru Tamxarit kon weer bi démarré na bu yàgg ñoo ngi si fukkeelu fan bi kon war nañ tamit féete at bu bees bi mais at bi tamit ñi nekk ñoo ngi ñaan yàlla tamit plateau bi ñi di ko def di ko féetee di toogaat fii at bi di ñëw ak ñi nga xamante ne ñooy suñu chroniqueurs yi ak ñi nga xamante ne tamit ñooy suivre Sénégal dama la ci tegal wallaahi incha allah dañ koy defaat alhamdulilah comme kontaan naa sama jigéen yow il faut ma xuus ci yow Jécaam dama gis da nga bëri ay cas bëri ay affaire u feem waaye nag fii laa doon xaar ndax mën nga rëgal wala mënoo rëgal dem naa ba sa kër nag dafa Jé dem naa sa kër Jé noo duggee noo waajalee affaire bi togg rek laay def waaw xanaa xëy ca fajar ndeysaan dem maa si sama leget nag waaw tànn sama affaire yu baax yu frais pour sama ndawal gudd pourquoi nga taamu lu frais mënoo nga jël bu frais déedéet boo jëlee légumes yu lax sa diw gi lay naan baaxul da ngay wut sa légumes yu frais jéem doxalal yaa ngi doxal lu neex doxalal doxalal da nga war a doxal doxalal dem marché ba ñëw ndeysaan ñëw nag diblu sama cere waaw mooy sama cere waaw tay ka bomb ko non waxatal tay ko non ñett ane dama ne koy may dañ ne tay ko xoolal nit ñi xoolal tay ko rek rasulaay doxalal ak i cosam waaw doxalal baax na ko doxal dama mooñee sama cere ba tay ko ba pare bomb ko waaw mais nag bomb bu yam bu simple waaw ndax sénégalais léegi nañuy bombé ëpp na dafa ëpp liñ ciy def yëpp ay menthe fraîche lu nekk ay tàndarma lu ne la ñuy bombé lu ne suukar rek lu ne ñu def ci biir ndeysaan buy fanaan du sax fanaan ci guddi gi boo ubbee mu yàqu loolu ko xam boo ko lekkee moom yaa ngi ci danger no koy nee na ma forox mu ngi noonu day yàqu te yàqu danga koy mën na simple te neex na simple neex loolu mooy ndugg li préparé maa ngi ñëw ñu dugg ci togg bi wàcc ci taaj bi may tax soxna na koy waaw ndeysaan yow moom du ma la laaj xam naa ne yaa nga ca doxala waaw comme ni ko Dieu waxee rek man moom fi mu daanelee daf maa neex na simple parce que d'habitude da ngay gis ne suukar dañ jël suukar bëri def ko ci cere bi def ci beurre def ci lu ne daal lañ siy jàmb de ce fait yow doo ko sax mën a consommer maanaam li nga ci waroon lekk mu jariñ la tey nutritif apport nutritif dootoo ko ci amati te après dafay nuire ci sa santé kon li may digal ñëpp rek waaw muy na simple quoi na simple kon demoo marché non man moom côté consommation laay taxawee ndax damaa bëgg cere man waaw yow da ngay consommer damay consommer mais da ngay bàyyi gars yi gérer nga consommer mais saa fi nga taxawee yomb na de waaw mais taaj nga xanaa taaj nga non peut-être jàppale leen ci taaj bi waaw mais waaw mais côté consommation après ñu ñëw ci nos conseils am na solo Jécaam balaa muy ñëwaat ci sëñ bi Jécaam nan nga consommer nan nga taajee nan nga affaire ñu tënk ko parce que xam naa ne yeneen gars yaa ngi ñëw waaw nan nga consommer nan nga taajee ni ma la ko waxee rek xam nga rek nag moom man moom togg rek laay def moom waaw jé loolu waxu nga ba pare waay jé jàpp ci waay jé da nga dama jox gars yi sa numéro de wala loolu nga bëgg wala da nga bëgg wax non man laaj da ngay doxantu ba sama kër yi Moussa nag ah te keroog rek yow it nag laa la cereel
kon jeex na ñu ñëw ñëwal dégg ngeen ni may def ci plateau bi garaawul à suivre lay doon Dieye Thiam. waaw ba ma ko liyee ba pare. togg sama ñeex bu neex nag. ndax affaire yi li ma la wax rek jaruñu ci abusé. oui na yem ndax waaw. simple. na simple te neex. togg sa ñeex mu far bu neex. teg. def nag taaju étudiant rek. waaw xam nga taaju étudiant. waaye si publicité bi ngay bàyyi nag ndax bu nee taaju étudiant xam nañ dañuy xam ne amoo jëkkër bàyyi si affaire yi ngay def neel taaj rek yam ca waaye taaju étudiant mooy la. taaju étudiant ñoom dañoo am seeni façon ñoom it nag. waaw mais non mais neel taaj rek. ñoom ku nekk sa particularité. Dieye neel taaj rek waaw. te neel taaj yow ci kër gi laa lay may waaw ok yow ci kër gi laa lay may te ñu ma la war a may ñi ngi ci kër gi fane ngi nii amagul dara waaw waaw war na mën a nekk kon loolu baax na léegi mais fane en fait ñu ñëw ci benn affaire boo nga xam ne moom laa bëgg a tëjee parce que ñi war a yéeg bëri na ndax tey invitation bi dafa ala daw me gars yëpp ñëw si nañu malgré c'est guddi na mais ñoom teew nañu wan nit ñi Moussa boo wootee dañuy teew waaye man leen ne affaire bi du man kese équipe la ñun ñëpp a ko bokkul mais fane tey am na benn conseil boo xam ne boo ko doon jox tey jeunes yi ci wàllu tamxarit bi nii nan lañu war a mën a comporter woo nga baaxee leen ko balaa ñuy tëj. mu nekk lu am solo jërëjëf Moussa. parce que si début waxu ki nga xamante ne mooy Dieye yaa ngi dégg mi ngi naan nañ moytu di dem Tadjaboni si lendemain bi ñu naan ban xale réer mu nekk lu am solo benn man ma ñëw si benn côté bi jeunesse bi nañ dem Tadjaboni mais nañ moytu di agressé di sàcc xam nañ ne guddi lay doon bari na looy dugg si kër Tadjaboni mu xumb tëgg affaire bi yëpp riir nga te ko am na ko wéeru si ginnaaw ma ngay xool lan la mën a rocc di sàcc kon loolu tamit il faut ngeen vigilant bàyyi xel si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw si seen kër yu demee noonu jeunesse bi tamit nañ xam fu ñu war a yem si li nga xamante ne mooy Tadjaboni beneen bi ñi xam ne tey dëkk bi dañ ko bokk ak i seen i nawle dem tëgg fecci def yi ñu war a def nañ ko def mais tamit bi nga xamante ne mooy minuit moins wala 11h fu mu jotee nañ fexe ñi ranger lépp bañ a déranger kenn ñi dem denc li nga xamante ne mooy nëndi ñaan yàlla ñu fekkee ko at yi bëri kon xam naa ne loolu laay gën a taxawaat gën ko conseiller samay mbokk jeune waaye tamit ñi la ñuy wax tamit nañ ñu gën a xaar ci émission bi nga xamante ne moom mooy Baradaki Kaas am na solo soxna Nogay dégg nga li kilifa gi wax ndeysaan lu rafet la lu jaadu la baax na ñu joxe suñu xalaat tey boo doon jox benn conseil ci wàllu tamxarit bi ndax tey ñi ngi ci guddi gi ñàkkul ne am na jeunes yoo xam ne demaguñu te ñoom ñu ngi ñuy seetaan bu ko defee ñu mën leen conscientiser. waaw man damay bëgg rek Ousmane Moussa lépp xew-xew bu mënti am ñu teg def ci ay jàngat ndax Oustaz sànq mi ngi lay wax li jot a xew yëpp ci tamxarit wax na la ba wax la histoire yonent yàlla Yunus ndax dugg ci nag su dee temps bi permettre na ma ko waaw may la nga dugg ci waaw dugg ci yonent yàlla Yunus dafa am ñu doon voyager ndoon ñu nekk ci biir bato bi bato bi demut boroom xam-xam yi ci biir daan ne ci biir bato bi de am na ko fi musa mooy yàlla ñi ngi xoolante seen biir mais xamuñu kan la il a fallu que ñu def puluf comme ji fi jaafaa jëf première fois ñu def ko mu dal si yonent yàlla Yunus ñu ne nañ ko defaat parce que foogee wuñ ne moom war naa mun a mooy yàlla ñu defaat ko mu dalaat ci moom après ci la fàttaliku ne durant sa jeunesse defoon na péché maanaam amoon na rapport intime ak benn soxna bu nekkul woon soxnaam ba doom juddu ci woon léegi après ci la door a tëmb si géej gi ci lañ ne ci la ko jën bi wanaasu après ci la ko génneewaat ba mu ko génnewee mu ni laa ilaha illallahu dara nekk fi lu duhut yàlla te gëmm naa ni man maay ki ko njëkkoon a réeree ñaari leçon yi ma la ci bëgg a tiireel mooy bul topp sa ndaw ku baax bul topp sa ndaw ba def loo xamante ni tey da ngay nga baal ma li ma neex sa booy wax ku baax nga may wooyee demal parce que dangaa baax moo tax du shaayir ku baax du shaayir léegi li ma bëgg wax rek mooy bul topp sa ndaw ba nga def loo xamante ni tey di nga doon kilifa ëllëg parce que jamono ji mu koy def amaana garaadu yonent wàccagul ci moom mais dem na ba toog loolu noonu ñëwaat dal si waat ko kon chaque jour dañuy rattraper kon nañuy xool bu baax li ñuy def beneen enseignement bi mooy bu kenn na ñëpp dem wër ji yàlla buñ nangoo réere yàlla yaaram buñ ko nangu ndax gis nga ko dafa doy waar gis nga dama koy wax benn waay keroog ma ne ko ñu bëri dañuy dox te seen biiwu existence xamuñu ko wallaahi xamuñu ko man nag day baax nag phénomène yi xew nga ci dox boo ci doxee ba daj loo xamante ne leeru la nga dem ci ku la tane mu expliquer la ndax nag buñ fàtte dafa am lu ñu fi wa tax a wàcc nag c'est bien beau li ñuy def nii neex na mais nag am na lu ñu fi wàccee te du lenn lu duxul jaamu yàlla te yàlla mënuloo koo jaamu te xamoo ko moo tax waa ji bi mu rëccee dañu man maa ko réeree woon kon bu ñu nangoo réeree yàlla ndax gis
nañ mbugal yim ñu mën a jural maanaam loolu moo nekkoon conseil ndeysaan tey émission bi du émission Barada ak Kaas moo tax man ak tey man ak moom du tàng tey moom dama koy bàyyi mu s'exprimer wu carrément mais bu doon Barada ak Kaas dagg naa ko bu yàgg waaye mais rafet nañ carrément li nga xam ne moom mooy kaddu yi rafet na Dieye am sa dernier mot après sa dernier mot pas sa dernier mot sa conseil ci li nga xam ne moom mooy jeunesse bi ñiy seetaan tey ci wàllu jour Tamxarit bi te demaguñu te defaguñu benn ñaawteef nan lañ mën a conscientiser ba ñu toog bañ ko def li soxna na ngay waxee ci loolu lay rebondir ne dafa wax lu am solo ndax chaque jour yàlla wan ñu boppam ñun ñoo ci du bàyyi xel mais lu ñu mën a wàññeeku loo bari na mais jeunes yi lay conscientiser ñu xam li ñuy def te xam ni dañuy xeeb passé mais dafa am solo li ñu naan le passé mooy déterminer sa présent dëgg la lépp looy def muy lu baax muy lu bon daf lay topp mais gis ko xam ne doon def lu bon dem ba jógee ci ne ci leneen foog ni moo ci nekk des jours du jour au lendemain loolu dafay ñëwaat dalaat ci kaw yàqal ko lépp lim doon def moo tax ay xale lañ dëgg la mais du tere nañu jéem a xam fu ñu teg suñu tànk c'est important c'est important am na solo kon c'est xam naa ni émission bi di des bëreetul am na ñeneen ñu war a ñëw fan dama lay bàyyi ñëwal en fait li gis nga nii la may def en fait dafa bëgg def benn publicité garaawul dama la ko koy may amul problème dafa sa chaîne indil ma ko Sénégal indil ma ko Sénégal TV waaw di leen wax ñu nekk indil ma ko mi ngi fi indil ma ko nu muy demee supermarché la en ligne da ngay toog sa salon bi tey jii lépp loo bëgg boo woo ñu indil la ko ku ci mel ni parfum yi nii sama mbokk jigéen yi parfum yu baax ay électroménager am nañ ko produit boo xalaat yu jëm ci kër yëpp jigéen ay télé mooy électroménager yëpp ci biir congélateur cuisinière lépp loo soxla lu jigéen di soxla ci këram am na fa yow daal woo ñu rek ñu indil la ko yow daal bëgg rek jeex na ñu indil la ko ku bëgg rek indil la ñu indil la ko loo bëgg Moussa ñu indil la ko yaa ngi wax loo bëgg de loo bëgg rek gars yi dañ lay woo dina laaj jabar de dañ lay indil ko jabar kon jeex na kon indil ma ko am na solo Fane sa dernier mot sama dernier mot kontaan naa trop waaw sama xol sedd na ci wuy si gi ma wuy si sama dernier mot mooy di gërëm ñi nga xamante ne ñoom lay àndal ci sama émission wala si suñu émission bi nga xamante ne moom mooy Barada ak Kaas incha allah fu ñu démarré woon la ñuy xaw a rappelé ne pare nañ ko te day dem soxna si wax na ko ndaxte lu tax ñu ne day dem dañ ko planifié dañ ko teg ay xam fi nga xamante ne moom mooy chemin bi ba xam fan la ñuy yegg ëllëg kon loolu yëpp incha allahu rabbi du ñàkk nag incha allah dafa bokk si jaamu yàlla waaw da ngay def sa lépp mais da nga teg si incha allahu rabbi si ndimbalu yàlla incha allah dinañ yeggali lépp li nga xamante ne moom lañ war a yeggali si Barada ak Kaas di la gërëm si plateau bi di sant yàlla parce que nu ma lekkee cere ji diisoon na parce que lu ma si jël a bëri parce que damay dégg sama ñoom maam ñi naan bés bi kat da nga war a reer bu baax dañ la war a peser nga def ko bu baax man tam ma def ko bu baax waaye nga ñëw fii nag ma géré ko pare jug am problème mu jug waaye ba ma ñëwee soxna Binta jox ma ataaya bi macha allah instant bi digéré naa bu baax a baax di gërëm émission bi plateau bu nice bi tamit di la gërëm bu baax a baax di gërëm ñi nga xamante ne ñooy Sénégal TV tamit bu baax a baax jërëjëf am na solo soxna na koy dégg nga sa waaye moom bu daanalee rek man yéen ñëpp ko ci yëkkati rek ma daanu waaye nag te damay téye sama bopp te damaa takku ba dëgg doog a ñëw ndax xam naa ni communication tay seeni nopp yi ngeen koy teg fi ngeen koy teg baax na sa dernier mot waa di santaat yàlla rek amaana ci waa di rafetluwaat plateau bi ndax am na solo macha allah di ñaan rek yàlla defal ñu déwén ñu defaatee ko nii mu gën a yaatu sax waa di naan rek yàlla na yàlla def jàmm def ko ci Sénégal def ko ci àdduna wërngal këpp yàlla gën ñoo tëyal boppam gën ñoo aaral boppam aar ñu ni mu aaree jën ci biir ndox ba safara mënu ko faa fekk di wax nag mbokku internet yi ne leen Barada ak Kaas ñi ngi ñëw nañ ko waajal bu wér a wér ñi ngi teew ak ay sujets yu doy waar te fii lay xewee te amul tabu nag man loolu rek moo ma si gën a neex sans tabu lépp la ñuy wax d'accord am na solo sama jigéen gis nga ñaari sama gars yi de ku ci dóor kii rek nga ni mooma fooy daane di wax ak mbokk internet nag ñu préparé wu te xam ni du yomb daal du yomb incha allah du yomb mi ngi ñëw dal seen kaw incha allah du yomb kon daal yow message gàtt ngay joxe mi ngi noonu du yomb nañu waajal rek du yomb waaw te yaa ngi ñëw dal seen kaw jeex na kon ñi ngi ñëw dal seen kaw waaye tamit comme que ñoom dañoo nar a ñëw dal si kaw nit ñi man préparé
ñii ni mu leen bëgg wax sax daf koy xeeb ma préparé jël leen génne leen sama plateau waaw cool yi daal di jeex parce que ñoom dalaata ci kaw nit ñi lañ fi nekk léegi nag dañuy préparé ñi nga xam ne ñoom ñooy waa nekk ñu jigéen incha allah ñoom soxna Nogay ñoom nee naa leen tey du yomb benn yoon ñun guddi gi yëpp tey ñoo ngi fi ñun waa Sénégal TV mbokk internet ñun lii la ñu am ci àdduna bëggalante suñu biir dañuy bëggalante suñu biir mënoon nañ invité nag ñeneen mënoon nañ dem seeti ñeneen waaye li gën a am solo bés yi dafay baax ñun ñuy liggéey ensemble ñu gis suñu bopp ci lu ñuy liggéey kon baax na ñun ñu wootante suñu biir toog waxtaan fàttalante ko bu ko defee lii en famille la rawatina ñuy gis suñu plateau ñeneen dañ ko bëgg de ak ñu ko bëgg nag waaye day baax nag ñu njëkkee ko suñu biir d'abord après doo ko jàll ci ñeneen incha allah rabbi yéen ñi ñuy xaar leen ñu rek Barada Cast du yomb mukk ah gars yi kon jërë ngeen jëf soxna Nogay ziar ak ziar màggal bu wér a wér man dama ko gëm jaajëf kontaan naa ak sa ñu xaar waa nekk nu jigéen ñu daal di dugg si jërë ngeen jëf merci. إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك waaw jërë ngeen jëf waa Barada Cast kontaan naa trop ci yoon ndax wax na ndax dëgg yàlla am naa mbégte ak kontaante bu baax dalal bi ngeen egg ci sama biir plateau ma dalal leen ko waaye tamit seet si bi ngeen ma seet si tamit man kontaan naa bu baax waaye nag du ma tardé benn yoon jël ñi nga xam ne ñoom ñooy waa nekk nu jigéen waa nekk nu jigéen nag dafa nekk ay xale yoo xam ne dañoo saf sàpp ñu baal ma ci kàddu gi waaye noonu la demee dañoo saf sàpp yëngatuwuñ dara loolu ci mbirum cuuraay mbirum neex-neex waaye nag seen émission dafa am solo mooy nekkinu jigéen ñoom nag seen xalaat yëpp seen jëf yëpp mooy lépp loo xam ne dafa jëm ci nekkinu jigéen may woo ki nga xam ne moom mooy soxna Mbène mun na egsi Nogay Njigaan mun na yegsi Binta mun na yegsi ñoom ndax ñoom waaye boo xoolee sax soxna Mbène na mu dugg si ay tàkk-tàkkam ñii man ñii dañoo ëppal teeyuñu fenn benn yoon ak xoolal cum ñëwal egsi jege ma soxna Binta ndeysaan jigéen ñi nga xam ni taarkal la fees yaay naan fees fuur xaw ma neex xaw ma ngeen baal ma ci kàddu mais noonu la demee da ngeen a tooy lool macha allah kon mbokk internet yi gis nga leen gars yi egsi nañ fi nga xam ne moom mooy plateau bi lii dafa am solo torop kon mënuñu ñàkk bañ a wax seen am solo kon ki nga xam ne moom mooy soxna Mbène nuyu naa la. fay naa la Moussa. di la remercier ci invitation bi di la wax ne contentement lay am chaque jour di partager ak yow plateau rawatina. plateau Tamxarit. di la wax benn affaire. que nee nañ xar yëpp xar lañ. waaw mais laadum da cee gën a cher nag. laadum da cee gën a cher. maanaam. télé yëpp ay télé lañ. site internet yëpp ay site internet lañ. ndeysaan mais Sénégal TV. da cee gën a yàññi. da cee gën a yàññi ndeysaan xoolal la mu wax loolu dara mënuñu ko cee teg loolu dafa am solo waaye nag ki nga xam ne moom mooy soxla jégaan am na solo trop tamit ñu dalal la fii suñu plateau nga def sa orange xaw ma meuble bu noir def sa daamina def say per def sa yiw loolu soxna si nuyu nañ la. Moussa maa ngi lay fay. ndeysaan di kontaan ci invitation bi. oui di ko rafetlu bu baax. di déwénati suñu mbokk internet Sénégal TV ñuy seetaan. ginnaaw xam nga lu bëri nit ñi dañ koy réeree. ndax suñu nee Tamxarit rek. mooy at bu bees si ñun jullit ñi. mooy at bu bees. waaw kon bu ko defee ñu ngi déwénati ñëpp. di baalu ñëpp ak. di leen baal ak. ndax média dafa sew. dafa sew des fois ñu ngi génne ay image ndeysaan ñu ngi leen di tooñ te yëguñu ko. ça ko fera l'occasion tey ñu baalu leen. ñu baal ak kon baal leen ko ak baal leen ñu ak soxna Binta borom nekk ni jigéen borom saf-safal yi borom cuuraay yi borom bin yi borom ñamaxee yi Binta baa indiwoo ko ci plateau bi ci Tamxarit bi nag wala danga ko aj dalal ak jàmm. waaw Moussa maa lay nuyu di la ziyaar ci Tamxarit bi di la wax ni nag dëgg neexul yow boo ñu soxlaa geneen télé bu ñu soxlaaye ndeysaan instant yi xam nga ni guddi na mais teewul bi nga wootee dañoo bàyyee ñu fekk si la ndeysaan ndax liñ ñu woon moo tax di la nuyu di la ziyaar di ziyaar mbokk internet yi ñuy seetaan comme ni ko jéegaan sànq ni mu ko waxee di leen baalu àkk ndax yenn saa yi ñu dugal image yoo xam ne du leen neex mooy loolu daal ñu ngi leen di baalu àkk di leen ziyaar ci Tamxarit bi di leen wax yal na yàlla nangu ñaan yëpp di ziyaar sama mbokk chroniqueurs yi ma toogal ndeysaan soxna Mbène soxna jéegaan dégg ngeen li seen xarit bi wax waaye soxna Mbène seen émission ñu koy wax nekkinu jigéen wax ji rek le nom l'indique nekkinu jigéen ngeen indi ci thème fas yéene jàkkaarloo waa Sénégal chaque jour ka jafee pour di leen defal émission wu nekkinu jigéen yow ak sama jigéen Binta ak soxna Jégaan ngeen nar ko séq nar a def ak soxna nu mu tudd Badiane tey dafa absenté dafa xaw a tawat yàlla na ko yàlla may wér xam nga ngeen nar fas yéene waxtaan ci wu am solo concept bu nekkinu jigéen. concept avant tout dañuy wax importance bi jigéen am ci société. parce que du moment où dañ ne réew mënul dox sans jigéen. ñun ñooy ndey
ñooy doom ñooy lépp maanaam dañ naan la société bu jigéen ña baaxee rek société ba dina baax donc mën naa ni sax foofu la déparé kon pourquoi pas ñu wax ci doxalinu jigéen ci côté positif comme yu négatif yi jéem nag ci côté négatif bi defar ko ba lépp baax comme ay nit lañ te dañuy juum ci loolu ñu taxawal concept bi muy nekkinu jigéen maanaam di wax jigéen si biir këram d'abord ci biir këram nan lay gérer këram foofu bu ñuy waxee côté jeeg la ñuy waxee mais xam nga jigéen nekkul jeeg bi kese parce que am na fi jigéen yi nga xamante ni amuñu ay borom kër mais ñoom tamit nan nañu war a dundee ci société bi am na solo ci loolu lañ fas yéenee waxtaan yi maanaam wax seen i baax côté yi nga xamante ni yàlla daf ñu nattoo ñuy def ay toj-toj comme niñ koy waxee ñu jéem a xool arrangé aussi ba loolu wàññeeku bu mënul dañ ba jeexit comme que ay nit lañ te njumte mënul ñàkk ci loolu aussi dañu gis ne ñun ñooy lépp ñu bañ ko ñu bëgg ko nag ñun ñooy lépp ñun jigéen te muy dëgg te man rek maa xam ne yéen lañ lépp voilà soxna benn sa wax am na solo xam ngeen kii man bokk na ci ñi nga xam ne dañ may daaneel ci samay animatrice lu tax mooy buy wax da koy peser daa am fu mu koy teg te wax baax na mu am balance te ki koy wax da ko war a dégg ndax dañ naan base tubaab bi da ko créer rek waaye ci doomu aadama la njëkkee ngay wax ji am base soxna benn jërëjëf mais maa ngi ñëwaat ci yow teel foofu sa loxo xalaatal ma yeneen affaire yu baax jégaan gars yi naan jéggi ñi naan jégaan ñi naan jégg ban mooy affaire bi bu la neexee nga ne jéeg acum waaw acum ndax nekku ne jigéen lañu nekk na jigéen jeeg ñëw ci biir këram billaahi jërëjëf jégaan ñëwal nag def ba mu baax rek waa def ba mu baax waa internetu Sénégal TV ñu ngi leen di wax nekkinu jigéen dina ñëwaat incha allah ci beneen facette nag ndax bii pa daa ànd ak jeeg bu mat jeeg aussi te yaay jeeg acum waaye yow jégaan teel sa bopp ma defaru ñëwal soxna Binta dégg nga li sa waay wax gaa yaa ngay dee ndeysaan internet yi ñu ngi xëm soxna Binta nee na moom dafa ñëw fekk leen yéen ngeen nekk jeeg yor kër jeeg ji moom mu ñëw taxaw ni jeeg loolu dafa garaaw de waaw Moussa moom li mu wax mooy dëgg ñun dañ ne nekk nu jigéen ñi rek mais góor ñi sax parfois dañ ciy am place ndax ñun dañ fay nekkal jigéen ñi kon da ngeen invité ay ba góor tey góor ñi dañ ciy am place dañ ñu nekk nu jigéen nag ndax ñun ñoo fi nekkal jigéen ñi muy bu am jëkkër muy bu amul jëkkër ñun ñoo fi nekkal jigéen ñi te ma wax leen ni tamit benn côté amul tabu lay doon ndax tamit ku ne jigéen moom il faut nga dugg ba ci biir ruqati lépp génne waaw sañ ngeen cee dugg waaw non sañu leen loolu nag da ngeen yem rek ci waaw ndax ñun dañ fay nekkal jigéen ñi dëgg neexul dañoo nar a wax ci lépp lañ nar a wax waaw amul tabu lay doon tudde nañ ko nekk nu jigéen mais du yem ci jigéen rek parfois dañuy dugg ci biir góor ñi ci góor ñi nu ñuy dundee tamit da ciy am solo seen programme bu commencé bokk naa ci ñi ngeen di invité bëgg naa ci waaw Moussa yow da ngay ñëw insha allah ndax ñun parfois dañ lay soxla suñu plateau am na solo ndax comme lay wax rek boo jiitee ak mun la invité bokkul parfois damay bëgg wane sama jikkoy caay-caay bi bu ñu invité am naa jikko boobu jikkoy caay-caay bi am naa ko te damay bëgg parfois ñu invité ma wane jikko jooju soxna Mbène tey fi tam xarit bi toll am na solo tey ñu nekk jour tam xarit tey ñu gis affaire bi tey nu mu compliqué comme yéen seen thème nekkuñu jigéen la te yéenay lépp soo gisee ma indi thème bi am na lu tax ma indi ko mooy que war cee waxtaan mooy il faut ma taxaw tuuti ci yéen li tax mooy jigéen ñi ni ñuy préparer xew loolu war ngeen ci préparer ay thème jigéen ñi ni ñuy préparer événement loolu la war ngeen ci def ay thème ni ñuy préparer tamxarit ndax gis nga ñoo xam ne tey man leer na ma ni ci jour tamxarit bi tey mere nañu seen jëkkër cere ja neexul dafa xajam xam nga cere ja xajam du cere ju am suuf waaye nan la ko joxee waaye nan la ko sa jëkkër joxee ngeen koy lekk ki koy lekk ndeysaan mi ngi lekk cere ji waaye xam na ni après su paree coono yi ko ci nar a dal xam na ju paree bor yi ko ci nar a topp est-ce que loolu firnde boobu en général jigéen ñi di teg seeni borom kër soxna benn loolu bëggoon naa nga ñëw ci tuuti ci conseil loolu du yoon parce que ñun benn problème lañ am ñun Sénégal rawatina jigéen ñi da ngay liggéey at benn jour nga gaspiller ko yàq ko deuxième chose lu ñëw ñu def ko événement looloo andi coono bi parce que nag at mu bees la te daa am nu ko l'islam tëralee donte sama àll wa foorul donc di ci yan sa borom kër la nga xamante ni ëllëg da koy andil ay jafe-jafe pour man jaru ko mais loo téere la demal kon il est temps ñun jigéen ñi ñu xoolaat suñu bopp ndeysaan ñu yërëm ñi ñu nekkal parce que nit koy àndal rek
àndal ak moom ci sutura suñu borom. man dama gis ne affaire bi ñoo ko mettil waroon na mën a gën a yomb. mais lépp ñun la lépp ñun la. waaw il faut ñu yërëm ni ñu nekkal. il faut ñu yërëm ni ñu nekkal ndax jàmbaar lañ trop. kon baax na ñu yërëm góor ñi. bien sûr. waaw waaye kuy góor jugal jaay waaye booy seetaan. di moment où ñun ak yéen ay jumeaux lañ. ay jumeaux parce que kii Binta dafa wax sànq lu am solo. dañ ne nekk ñu jigéen. man ma définir ko ci côté jigéen ñi mais Binta liñ naan xel du doy. wax na fa lu am solo. kenn du wax jigéen te tuddoo góor. donc ñun ak yéen ay jumeaux lañ. kon yéen thème bu ñu mun di aborder yéen a ngi ci biir xam ñoo am solo. ni ngeen ko xamee yéen nag yéen a gën a xam suñu am solo. ay waay sax man sama néew ci jigéen ñi man góor ñi laay defaan. ñun ak ñoo am solo. yéen tamit ñu dund saa ñu baax na sama jigéen maa ngi ñëw. Diegane nga gis question bi ma posé ki nga xam ne moom mooy soxna Mbène moom laa lay posé problème yi ngeen di teg seen i jëkkër yi problème yi ngeen teg seen i copains yi ci ay tam xarit damaa war a sol tay baas damaa war a def lii damaa war a def lii léegi après yow boo xoolee loolu yëpp mu la defal ci jour bi wallahi azim loolu yëpp mu la defal ci jour bi am na nu muy demee sax doo ko sol doo ko lekk waaye coono ga da nga ko daj ba kenn bu fu mu romb kenn dootu ko xool ndax ay bor est-ce que jar na ko non jaru ko parce que fête tamit lekk ak naan kafree la rawatina bii di fête nouvel an nouvel an di yaakaar naa ne boo ci war a dugg tamit da nga ciy duggee facette bu bees te ren jii nag man facette bu ma bëgg jigéen ñi duggee ci mooy ñu conscientiser wu bu baax xam ne am na yu bëri jaru ko mais aussi soxna Mbène nee na góor da nga koy yërëm waaye góor tamit boo ko yërëmee bu baax tamit mu ray la te góor yi léegi dañoo jug teel takk ñaareel te ku dem nag ba war a mën a takk ñaar nee nañ pot la ñuy seetaan te pot ma yaakaar ne série la rek bu paree conscience tranquille lay demee moo tax gisaguñu dara stress rek ñi mujjee dee hôpital boo demee ñëpp stress a leen rey dañuy def lu ñu mën man stress du ma rey ndax kii tànnaas la bëgg sama plateau kenn du ko fi tem tey du plateau wu tem plateau wu tam xarit la génn dem duñ ko fi pelloo xaar leen nekk di jigéen waaye yow ñi waxam kii wax fii wax fa ànduma ak ñoom de tey waxtaan plateau bi plateau tam xarit la ñoom ñaar dañoo bëgg a pelloo ndax sa waay bu leen fàtte mënu de ñoom dafa mel dañoo juum ndax ñoom dañoo yaakaar ñu ngi si seen plateau ci sama plateau ngeen ne xaar leen ma ñëw soxna Binta donc Moussa xam nga boo tuddee góor ak jigéen ñi suñuy deret li muy daw mooy bari ndax ñun yooyu ñuy tax a jóg moom ngeen bëgg waaw yooyu lañ bëgg da ngeen ñoo bëgg loolu moo tax buñ ko tuddee rek suñ fit yi day tëb ba dañ ciy dugal loo xam ne bokk ci ndeysaan mais tam xarit bi ñu wax ni bis bu rëy la tamit bisu jaamu yàlla xam nga yeneen événement yëpp événement yu mag la mais bii da see raw ndax bii jànguma sama jàng soriwul mais boo déggee waaraatekat yi comme sànq oustaz mi fi jógee ni mu ko waxee sa yaram sax dafay daw ndax yàlla daf ko indi pour tamit ñu guddi gi waxul pour ñu solu di dugg ci kër yi di taaji boon wala yuy boo toggee sa cere ba pare ba def sa reer ba pare sangul ba set yor sa kurus tamit jaamu ci yàlla boobu wér a wér ñaan yàlla ñu fekkee ko ay déwéni xale jigéen yi tamit luñ ciy def di ci sonal seen jëkkër yi tamit ma wax ni du yoon ndax tey ji jëkkër sang la tey ji lu mu am ak lu mu ñàkk war nga koo xam même bu fekkee sax 2000 francs sax nga doyloo 2000 francs yooyu boo demee marché yàlla dina la dimbali ba dañ ci togg cere bañ boroom millions yi buñ la gisee dañ lay ñee lépp ci xel la xel muy nit nañ jël defaraat suñuy xel yërëm suñuy borom kër te xam ne tamit sans ñoom ñun duñ dem sans ñoom duñ dem fenn ñu leen di yërëm daal di def loolu suñu xel tout le temps tamit cere ji ñu def si nànk bu baax waaye boo leen ñu yërëmul xam ñun ñoo yor leen di faj may leen ñun xam nañu lépp sama jigéen damay ñëwaat ci yow rebondiraat benn affaire balaa ñuy génn plateau bi benn tey dañuy baax suñu waxtaanee dara ba pare tey li ma gën a yitteel ci plateau bi mooy ay conseil tey xam naa ne ndaw nga waaye macha allah xel mi màcc na tey nit nag dina conseil bi jëriñ waaye moom mooy xeeb la mu wax ñii la de seetaan am nga ci ay fans am nga ñu la sopp ndax keroog am na benn internet bu ni ma man femme bi am ñetti jëkkër yi ku ko daf may daaneel kon xam nga même bu dee benn sax am na te ñàkkul ne kooku mi ngi déglu sa conseil tey ban conseil ngay jox jeunes yi ci wàllu jigéen ci sëy bu nekk ci biir néegu sëyam di sëy jigéen ci sëy ma wax leen ñu delloo ci xel yi d'abord parce que nag problème bi yëpp mooy jégiyaan bi moo ñu sonal ba 3 mois xewee booba la sëy yi am problème ndax nga may ma rek ma leeral foofu 3 mois man yow benn bu ma la mayee da ngay xuus de waaye xuusal da nga may ba ma xuusal ndax yaa ma évité dañoo war a wax yaa ñu andi de dangaa dugg ci suñu domaine dañuy bañ wax ndax bu njëkkaan dañ lay takk nga ñëw si kër famille nga di fa sëy nekk ak sa borom kër liñ naan fougue de jeunesse day am ay ndaw ngeen seen deret day tàng sa yaay sa goro bu jigéen gis la nga def erreur mu woo la si pet wax ak yow ku góor ki papaam def loolu bu ko defee loolu moo daan résoudre problème yi ba du ñu gis yéen ñaar ngeen di
xeex mbala ngeen di rayante mais léegi amatul da ngeen di beroo nekk seen appartement lu ma la def nga ne ma yow tamit doo ma ko daax du ngeen mayante dara bokk na ci li tax problème yi gën a bari ci sëy deuxième chose ñun dañuy seeti qu'on le veuille ou non mais seeyeetuñu da ngay bëgg nit ki parce que certes ànd mënul ñàkk intérêt loolu dafa am mais intérêt dafa war a positif mais benn yoon ñu ne lay bàyyi yow dëgg rek ngay wax yow waaw si comme ça nature nga ne léegi xale yi ñoom see dama ni loolu moo nekk dañuy seeti seeyuñu intérêt dama ne mënul ñàkk ci relation jigéen dañ lay mere de nañu mer mais dëgg la quand même bu ñu wéetee ñoom dinañ xam ne li ma wax dëgg la dama ne encore une fois intérêt mënul ñàkk ci relation gis nga lu dul relation amoureuse sax nit ki lépp lu muy def intérêt ma nga ca mais na nekk lu positif voilà bu dee na nag yëfu àdduna moo la yitteel foofa muñ du fa am mais da nga faa dugg parce que da nga ko bëgg te yàlla rek a tax laa wax de bu boobaa lépp lu mu la def di nga ko muñ ndax doo bëgg séparation am mais du moment où loolu lépp dañ ko jël teg ko de côté moo waral li xew di xew rek te tant que wàccuñu ko tamit nii lay demee tant que wàccuñu ko nii lay demee tant que wàccuñu ko nii lay demee mu dana nekk daaneel bu am solo tant que wàccuñu ko nii lay demee kon yow mi nga xam ni da nga ko war a wàcc ngir yàlla wàcc ko jàmm daal di am sama jigéen sa conseil comme ni ma posé question bi laa lay posé parce que xel yamul moom mën na développé lii yow tamit nga développé lee tey gis nga affaire yi ni mu demee ban conseil ngay joxe ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir néegu sëy di fitnaal seen jëkkër yi di sonal seen jëkkër yi ndax lan ak ñàkk te ñàkk dëkkul fenn day voyager rek dollar la day yéeg di wàcc parfois nit ki am ba nit ñi noonu dootul ñàkk waaye nit ki xëy suba ñàkk ba nit ñi dootul amati kon yooyu tey est-ce que yéen yooyu chaque jour ngeen gis ay misaal te doyu leen mais suba soo leen xëyee rek di gën a def lu ñaaw tey conseil boo ko doon joxe ci loolu te yàlla boo dund loolu nag yow. comme ni ko Mbène waxee rek. écouté voix bi tuuti waaw. comme ni ko Mbène waxee rek. ñàkk doylu moom baaxul te jigéen daa war a doylu. daa war a doylu waaw naam sax ay xale lañ duggaguñu si néegu sëy. man boog duggaguma si néegu sëy. yow mii jëkkër nii. non mais tamit teewul am na xam nañ si dara. parce que chaque jour ñu gis ku koy def. wala ku koy dund. li Mbène wax rek. amour daal mooy fondement wu lépp. ndax amour bu fa nekkee di nga muñ ba muñ foo xam ne sax waroo fa woon muñ. mais léegi sëyu intérêt wala maa ngi sëyi parce que sëyi dafa xew. dem naa mariage bee neex na tey naa dem man par force ñu takk ma wala sa yaay di la buux ci paa bi gis nañ ko fi yooyu yëpp dañuy tardeel rek nañ conscientiser wu jiital lépp ci amour daal mooy base lépp su amee rek dina dem te ñuy muñalante aussi tension yi day gën di yéeg seytaane dugg na ci nit ñi te c'est normal parce que tamit mujjantalu jamono lañ nekk te nii lañ ko misaalee woon tension yi bëri na trop xol yi daal la ñuy raxasaat rek pour man nañ raxasaat xol yi bu ko defee lépp dina nice. nañu raxasaat xol yi amugoo jëkkër non am nga jëkkër wala amugoo jëkkër ah way kii moo ne fi léegi amul jëkkër man laaj ko mu naan man nii wala da nga am copain. non loolu fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi. kon garaawul kon du ma dugg am nga sens dama ko naroon jël ci pet waa soxna Binta kon ñu yow tamit la même chose mais yow moom dama lay laaj question bi posé la ko ni ko ndax yow yaa ngi ci jéeg ji ah yow yaa ngi affronté ñi nga xam ne ñoo jéeg ji te xam naa ni yow jéeg ji doo leen may dara xam naa loolu sa conseil te yaa ngi ci biir néegu sëy yow tu es bien placé pour joxe conseil c'est vrai que nag xale nga waaye am nga expérience bi Binta ñëwal. waaw Moussa ñun xale jigéen ñi muy ñu am jëkkër muy ñu amul jëkkër ñëpp suñuy xarit lañ ñuy waxtaan ak ñoom ñuy déggal ndax ñun ak ñoom ñoo far mais tamit di wax ni sëy mottalante moo tax ñu di si dugg nit ku baax laa wax nag moo tax muy dugg ci sëy mottalante ndax ku góor ki matul ku jigéen ki matul pour ñu mottalante moo tax yàlla def pour ñuy sëy boo demee ba dugg si biir bu fekkee sëy moo la tax a jóg di nga sëy rek te yàlla suñu borom rekk tax ndax tey jii lépp ci xel la comme ni ma ko waxee sànq da ngay dugg ci sëy am loo fa séntu woon fekkoo ko fa mooy indi problème yu bari te sëy boo fay dugg da nga war a armé wu comme pare ci gauche pare droite waaw ba boo si duggee lépp lu la lu ñëw sa bët danga koy faxas jàll ndax loolu du la tiital ndax préparé woon nga ko ci début bi di wax ñu bàyyi waat xel yi bu baax mu ñëw suñuy jëkkër ñu amul jëkkër ñu war waat seen sër bu baax taxaw doon jigéen di liggéey di def seen bopp di ñàkk jariñu bañ a liggéenti benn góor waaw léegi ñu am jëkkër tamit ñu fonk seen jëkkër yi xalaat bu baax tamit lan moo tax yàlla def pour sëy jigéen war koo def lan moo waral loolu di bàyyi xel di toppatoo suñuy jëkkër waa di bàyyi xel bu baax daal ndax lépp loo gis tey jii xel la xel mooy nit te yenn saay yu bari àndandoo yi comme keroog suñu thème bi àndandoo yu bari du bàyyi di wut ay àndandoo ci biti nekk ci kër gi nekk suñuy goro ak suñuy jëkkër def leen xarit
def leen àndandoo bu boobaa kër yi dina neex. bu boobaa kër yi dina neex. soxna Binta mais li nga conseillé am na solo mais ci biir wax dama dégg nga ni ñu bañ a ñu fàtte góor ñi xaw ma ñu bàyyi góor ñi loolu gars yi dañ lay mere de. non waxuma bàyyi góor ñi sax mais dafa am côté bu ma ko waxee. ndax pour ñu amul jëkkër moo tax may wax. pour ñu amul jëkkër ñu bàyyi góor ñi. waaw ndax man su may wax si ñaar ñëpp laay wax ndax jigéen kii la daa amul jëkkër am na copain. mais am na copain mais tamit moom xale la mais tamit am na xelu mag boo xam ne dina mën a demal boppam te kenn du ko lii daal ku nekk daal sa xel. xel comme xel mooy nit daal. xam xel dañ naa xel comme la. xel alal la waaw. mooy nit. maanaam daal su ma la déggee ci kàddal. mooy nañu ànd ak góor ñi waaye nañu takk seen sër bu mu dëgër. waaw kay foofu laa waxee foofu ngay waxee ñi may seetaan dinañ xam bu baax. mais jarul takk waay. waaw ndax déedéet nañ koy takk ndax tey jii. loolu nga am jëkkër tamit sigil sa ndey sigil sa baay. tamit da ci baax. tamit ndax ñun dañuy fonk démb daal. mag ñi dañuy fonk démb. di wax damay dégg ñu naan ay ndaw xewatul yii yëpp loolu lépp dëgg la. loolu lépp ñoom ñoo ko def seen xel ni loolu am xewatul. mais ba tey mi ngi xew mag ñi dañ ko fonk ma wax ñu woo daat seen sër yi bu baax. takk liggéey di def seen bopp bu ñu yaakaar benn góor. waaw am na solo baax na kon gis nga ma posé ko yenn question du ko ci xuus ci pour mu gën a toj ndax man affaire dama koy bëgg ñu koy gën a toj. parfois sax damay dem ba bëgg jël plateau bi def ko beneen plateau émission ndax tey ñii ne dama leen di soxla parfois pour sama plateau mi ngi ñëw xam nga leen nu mu tudd waaye sama bos bu ñëwee ku ci nekk danaa la invité benn par benn ñuy toj lu garaaw. Moussa ñun bu dee góor ak jigéen rek ñun pare nañ. ñun ci côté yëpp surtout nag li ci gën a intéressant mooy sujet tabou yi ñun foofu la ñuy laale. ay sujet tabou Sénégalais yi di daw. amul problème mais nag comme que ñoom ñoo leen ko dig. dinaa leen ko tegal incha allahu rabbi loolu du problème léegi soxna benn sa dernier mot. xanaa di la remercier rek encore une fois ci invitation bi. ndeysaan di remercier aussi ñu ma bokkal plateau bi. di wax ni mbokki internet yi fi ñu ko jàpp foofu la. merci beaucoup fi ñu ko jàpp foofu la merci beaucoup soxna Binta. waaw man maa ngi remercier di la remercier sax. yow di am contentement ci dalal bi nga ma dalal fii sa plateau yow sànq comme ni ma la ko waxee rek yow boo soxlaa keneen ko soxla dafay ñàkk ndeysaan def naa sama cere ba mu baax te togg naa sama cere taajal monsieur dëggay ñëw fii ndax moom daa bokk si ñun ndax suñu grand bu baax la yéen a baax daa di nuyu au passage sama yaay ak sama papa di nuyu borom kër jeeg ji muy madame Thioy mu doon femme bu ouverte bu baax tout le temps bu ñu demee këram dañuy yaatal ibbi ñu porte yëpp fu ñu neex la ñuy dugg waxtaan ak ñu jox ñu conseil yu baax di ko digal sama mbokk jéeg ji ak jigéen ñi ku bëggul bu baax yépp demal nga seeti ko fee ca Nofra muy ko am jëkkër muy ko amul jëkkër ñëpp seeni bagage a ngi foofu muy góor muy ñëpp ku ci nekk ci li nga bëgg boo demee foofu di nga ko fa fekk di nuyu sama mbokk chroniqueur yi ma bokkal plateau tey di am contentement bu baax a baax ci li nga ma dalal ci sa plateau bi di wax cere yi tamit nañ ko def nànk bu baax ci bomb beeg togg beeg yépp man moo tax damaa bàyyi boobu plateau bi jeex après ma dem lekk cere ndax xam naa ni bu ma lekkoon cere dëggantaan su ma toogee fii du ma mën a wax waaye nag mais xoos ngeen sama biir ndax meew gi ñëw na mante fraîche yi ñëw na yeneen ak yeneen ataay yi ñëw na kon soxna jegaan jeeg non tur bu bees laa la indil jeeg jegaan non moo gën jeeg jegaan ñëwal ba tey loo wax rek noonu la ndeysaan kon nee nga ñun xoos nañ sa biir waaye ñun tamit soulagé nga suñu biir ndax lekk cere bu neex cere bu ñu bomb ñëw fii di gérer ko dara fayu ko daal waaw ñu ngi wax suñu mbokk jigéen yi rek kon ni ko sama mbokk chroniqueuse yi waxee yaatal ma aussi may soog a ñëw rek ñu jël ma intégré ma tamit comme niñ ko waxee rek ñi ngi ñëw daal si yeneen facette bu kenn daw fi ngeen teg seen baaraam foofu di leen wax sànq fii Sénégal ataaya beeg meew bi jàll sànq di ko jox conseil comme sama mbokk jéeg ji bu defee cere ba pare ataaya bi ak meew bi da ciy baax digérer ndax cere ji dafay diis torop tey lekk ko tëdd da ngay gis ko lekk di dox ay kilomètres doxalal waay tey boo jëlee sa ataaya bu oyof jël sa ataaya bu oyof naan ko def ci passé ay poobar yu saf yooyu noonu damay neex ba pare nag oyof waxuma nga def ko ba mu foor mais na oyof légère ma jox ko mu digérer ko cere wala nga def sa meew tamit bu oyof da ciy baax ma jox leen boobu tey ndeysaan gars yi ay ndaanaan lañ waaye kon nag jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan saa su ne ñu waajal ñi nga xam ne nag ñooy borom les réalités du métier ñu ñëw fii nga xam ne mooy plateau bi ñu fas yéene ñoom tamit def seen déwénati waxtaan nag ay conseils yu am solo mu nekk ay xale yu am solo tamit ñooñu waa réalité du métier maanaam ñu neen la waaye ñun dañuy bégal suñu bopp tey ci jouru Tamxarit bi incha allah kon soxna benn jërëjëf soxna Binta jërëjëf soxna jeeg jegaan jërëjëf ñi ngeen jëf les réalités du métier.
waaw sama plateau comme li nga wax rek ñi fi génn léegi am nañu solo ma fas yéene dalal ki nga xam ne nag sama ñaari xale yi nga xam ni dama leen fonk trop nekk samay ñu nekk samay jarbaat soxna Nabou ak sama jigéen Exil ñu nu mu tuddati jox ma tur bi soxna Awa Exil ci plateau bi soxna Nabou Exil ci plateau bi ñu waxtaan ñoom ñoo nekk les réalités du métier di waxtaan lépp loo xam ne ay jafe-jafe liggéey la ak lépp loo xam ne dafay métti li nga xam ne moom mooy liggéey gis ngeen soxna Naboo ngi nii sama jarbaat waaye soxna Awa ngi nii tamit sama jarbaat ñu nekk ay xale yoo xam ne yu ma nawloo ci biir entreprise bi nga xam ne dañu nekk muy Ouskoul Job nekk partenariat ak Sénégal TV soxna Nabou maa ngi lay bëggee bu baax bolom les réalités du métier ak mu ñeme ruq yu ne dugg nga fa pour xool métti yi soxna Nabou nuyu naa la. waaw Moussa maa ngi lay nuyu bu baax. di la remercier ci invitation. man kay maa lay remercier soxna Nabou maa lay remercier bu baax ñëwal gi nga ma ñëw guddi na waaye egsi nga. am na solo trop soxna Awa damay kontaan su ma lay gis ak sooy développé waaye xam naa di nga ma développé tey lu am solo waaye dama lay nuyu d'abord. waaw maa ngi lay fay Moussa di leen nuyu di nuyu mbokki internet yi ñuy seetaan di leen wax ñun la waa réalité du métier. am na solo dégg nga ñoom dañu garaaw daal wane na boppam ni ñoom ñoo lay waa réalité du métier mais soxna Nabou yow mi nga xam ne yow yaay présenter les réalités du métier les réalités du métier en fait soo ko déggee le nom l'indique je pense que mais yow tey lan nga ci mën a faram-fàcceel. waaw Moussa les réalités du métier soo ko déggee tey. mooy existence affective bi nga xamante ne nii. citoyens yi ñu ngi koy dund ci entreprise yi. ñu ngi koy dund mooy difficulté yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci entreprise mu nekk loo xamante ni. des fois dafay nekk lu négatif loo xamante ni ñoom dañ koy nëbb. des fois dañuy dund ci entreprise jafe-jafe yoo xamante ni daf leen di leer ne seen l'islam nangu ko mais ils sont obligés que ñuy dund loolu pour seen noon yi nekk seen ginnaaw. ak image yi ak seen image yi ñu war a sàmm. léegi ñun nag loolu lañu bëgg a décortiquer. loolu moo waral les réalités du métier am na solo xaw ma ndax thème bi na je sais pas nan ngeen ko xalaatee waaye nekk na thème bu am solo soxna Awa les réalités du métier gis nga sa nu mu tuddati sa collègue bi nu mu ko décortiquer les réalités du métier yéen ngeen fas si dem ci ay thèmes yu am solo fas yéene dugg ci dëkk bi xool jafe-jafe bi dafa ngeen jëlee fan xalaat boobu dafa rafet nan ngeen ko xalaatee noonu. waaw ni ñu ko xalaatee comme soo waxee nit ku nekk rek suy dund liggéey mënta ñàkk si dundam. waaw soo nit ku nekk soo xëyee da ngay xëy ne maa ngi liggéey. ndeysaan comme nit ku nekk da ngay xëy di liggéey nag foo mën jaar am na àdduna dara yombu fi. waaw ku nekk ak fa ngay liggéey la nga xamante ne yaa ngi ko fay jànkonteel loolu yëpp heure soo leen xëyee liggéey itam ñun ñu xëy topp seen kaw. di dem di xool lan ngeen di dundee fi ngeen nekk. man xam naa incha allah benn bis dinaa leen may benn interview ngeen ñëw xool man nan laay liggéeyee man bokk naa ci ñi koy def pour ngeen gis man jafe-jafe yi may daj pour su may liggéey pour joxe image rek yan jafe-jafe lay daj yooyu man dinaa leen ko may incha allah rabbi léegi suñu jógee ci loolu soxna Nabou ñu ñëw ci li nga xam tey mooy tamxarit bi xam naa ni war nañu baalante ak tey nan ngeen dundee tamxarit bi. waaw di santaat yàlla dund nañ ko ci jàmm ak salaam. dund ngeen ci jàmm ak salaam tey neex na da nga xëy togg wala da nga xëy consommer parce que am na ñoo xam consommer la ñuy def te bu ñu ñëwee sama plateau naan togg nañu man loolu affaire daf maa jaaxal. man moom du ma ne togg naa wante damaa consommer. da ngaa consommer waaye consommer bi am na solo. te yegsi nga ci jàmm fii ci plateau bi waaye xam naa ni gars yi tamit comme ni avant ngay yéeg xam naa gars yi jox nañ la ataaya nga naan. damaa lekk lu ëpp sax. instant bi moom dama digérer. da nga digérer soxna Awa na nga gisee tey tam xarit bi ba neex na. waaw neex na yow xam naa ni monsieur moom da nga ko tegal taajal ko. waaw dama kaa taajal boo ma ko cëree neex tegal ko soog a ñëw. loolu dara fa tegal ko soog a ñëw. waaye ne ko monsieur ñi ngi jégalu ñu ngi jégalu parce que waroon na taaj ba pare toog sa wet waaye nag ñun moom xam nga ni équipe bi dañuy wootante suñu biir pour mën a def li nga xam ne mooy suñu plateau waaye léegi ma delloo la ko rek 15 minutes rek la incha allah mu daal di ñëwaat kër ga ngeen continuer seen tam xarit mais soxna Awa tey balaa ñuy comme ni rek comme que li ñu des ci ay waxtu bëreetul tey suñu doon joxe conseil ci li nga xam ne moom mooy wàllu tamxarit ak jigéen ñi ni ñu koy dundee tey ban conseil ngay joxe. waaw may wax sama mbokki jéeg yi rek ak sama mbokki jigéen ñi ne tamxarit bis boo xamante ni yàlla daf kaa wàcce pour ñu ko siy jaamu la nekkul bis boo xamante ni bisu feet la naam feet la ndax ku dund at ba nga xam ne at bi jeex na war nga kaa feete waaye nga bañ see abusé wu ba ëpp boo xamante ni day dem nekk si borom kër moom yaa xam nga ne poosam diisul nga bëgg ko see teg loo xamante ni amu ko tam da koy sonal te benn bis la dafay metti dafay metti billaay dafay metti li mu wax daw na yaram jigéen ñi yërëm leen góor ñi yërëm leen ñu yërëm leen ñu dañuy jooy de yërëm leen ñu ba leen li ngeen di def bàyyi leen li ngeen di def
waaye nag li gën a am solo góor ñi tamit da leen communiquer lii laa am may góor ñu bëri duñu communiquer dañuy tiitaru naan am naa lii ak jàpp naa te yoruñu dara ñaari mbali yoruñu ko benn ngi nii toog dërëm yoruñu ko mais suñu communiquer rek je pense que suñu dundin ak lépp dina neex incha allah. soxna Nabou dañ ngay conseiller jigéen ñi. maa leen di conseiller ñu demal soxna Nabou il faut nga dem parce que yow en général bu conseil ñëw rek da ngay jooy waaw te de moom doo fi jooy waxal conseil bi nga leen di conseil tax gis naa ne bëggoo di conseiller jigéen ñi soxna Nabou demal. waaw damay ñëwee fi awa daanale ñu bañ si abusif surtout si jigéen ñi sax laay waxee. oui ñu xam ne jour Tamxarit dafa nekk jour boo xamante ni. ci jaamu yàlla la bokk. ci jaamu yàlla la bokk. ñu xam ni jour Tamxarit ci jaamu yàlla la bokk mais tey loolu am na solo mais soxna Nabou tey dama la bëgg wax ne rek ne la kontaan naa trop ci seet si gi ma seet si ci guddi na waaye yow ñëw nga pour wax ne kontaan naa léegi xam naa ne dañuy fas yéene incha allah li nga xam ne tëj plateau bi tey sa dernier mot lan la. Moussa sama dernier mot. sa dernier mot bu fi jooy nag tàmm nga jooy bu fi jooy de sa dernier mot dugal sa dernier mot bu ko fi jooy de bu ko fi jooy garaawul tey jégal naa la jooy nag jàpp na yow saa yu waxee dernier mot rek nga jooy ma waaw dugalal ñëwal dernier mot bi waaw. waaw sama dernier mot fu may ubbee mooy. ci suñu émission bi ñuy naan les réalités du métier nga xamante ni fii lay xewee ci Sénégal TV mbokk internet lay wax mu nekk émission bu am solo fii lay xewee am nañ ci thème yu importance yoo xamante ni dafay gën a éveiller citoyen yi ci entreprise yi. ci gën a entreprise bi léegi looy tàggatoo tàggul yaay tàggul papa tàggul say frère ñi leen ña ngi leen di nuyu kuku leen def leen benn kuku defal ma loolu waaye soxna Nabou waaw. maa ngi nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan. di nuyu waa School Job. di nuyu. sa yaay. di nuyu sama papa di nuyu sama yaay. waaw sa frère nag bu leen fàtte. di la béggee bu baax. di ma béggee nii man tamit dama lay béggee bu baax soxna Nabou dama koy kontaan ndeysaan Nabou dafa nekk koo xam ne dafa sensible waaye noonu la mënee communiquer waaye ndeysaan bu bëggee wax lu baax nii wala bu bëggee joxe ay conseils da ngay gis ni lim ciy tibb day jooy sax waaye tey nee naa ko dama ko téye ni ko doo fi jooy tey moom doo ko fi jooy téel ma ko rek soxna Awa tey sa dernier mot. waaw sama dernier moom mooy li may wax doomu aadama yi rek comme liggéey mënta ñàkk tam. soo xëyee yaa ngi jóg di daw ndax sa njaboot loolu rek jar na foo xamante ba nii am na loo fay daj dëgg la dina metti waaye dangay muñ rek xam ne am na loo bàyyi sa ginnaaw. te li nga bàyyi sa ginnaaw moo ëpp solo nit fu mu nekk day muñ. kon nag ngeen muñ góorgóorlu te xam ne nit yàlla da ko fee wàcc si àdduna pour muy liggéey dafa am solo liggéey si jaamu yàlla la bokk di leen liggéey moo tax suñu émission des réalités du métier lépp loo leen xam ne da ngeen koy dund seen biir liggéey rek dinañ ñëw ñu décortiquer leen ko te xam ne fenn nag neexul de soo foogee ne fi nga nekk moo naqare soo demee si keneen fekk fa la mu xam moo koy daj si biir métier moom tam jërëjëf soxna Awa li ma leen wax buy décortiquer da ngay gis da koy peser man peser bi mu koy peser moo may neex kii il faut mu invité ko man ak moom kese ñu pelloo man daf may neex kon soxna Awa soxna Nabou kontaan naa bu baax a baax jërë ngeen jëf kon mbokk internet du Sénégal TV lii lañ leen defaloon seen plateau Tamxarit mu nekk loo xam ne dafa am solo trop tey ñi fi jaar ñëpp mënuma lim seen tur waaye di leen seedal ne man mi leen invité woon kontaan naa trop man mi jiite woon plateau bi kontaan naa trop waaye tamit entreprise bi ñëpp kontaan nañu lii la ñu am béggalante suñu biir dafa am solo trop ci bis bi nag ñu def ko ngir lan ngir balante ak ndax ñun même bu ñu paree caméra bi fay gisantewuñ daañu toog ñun suñu biir balante ak ñun nag ñii la ñuy liggéeyee dañoo am jàmm am salaam suñu biir waaye nag kenn du def dara fàtte ñi nga xam ni ñoo leeral image yi soxna Fatou Dieye macha allah image yi bu leeree rek moom la mu nekk xale boo xam ne bëgg li muy def waaw mu jaral ko lu ne baax na tamit nit bu defee dara bu tollee ci 1 nga ni 1 la toll bu tollee ci 2 nga ni 2 la toll waaye Fatou Thiané yi romb na 1 romb na Fatou ngi 10 taxaw bu fas yéene jëm li nga xam ne moom mooy 15 jëm 20 kon mbokk internet du ma fàtte tamit keneen ki nga xam ne tey fii ñu toog yaa ngi na torop waaye nag nit du fëkk jëf ku la defal lu baax danga naan kii de moo ma defal lu baax ku la defal lu safaan wa jéggal ko teg fa lu baax waaye nag du ñu fàtte ki nga xam ne moom mooy maire Ndeye Assou Gueye wax dëgg yàlla kontaan nañu trop ci moom équipe bi yëpp Tata Ndeye ñëpp nee nañu kontaan nañ ci yow ndax teraanga gi ñu defal dafa rëy defal ñu plateau defal ñu ay laax yu baax defal ñu daal li ñu defal daal ñun wax dëgg yàlla mënuñu la ko fay waaye nag duma fàtte ki nga xam ne moom mooy suñu directeur monsieur Lamine Meng ak ki nga xam ne mooy directeur u Sénégal TV muy Ousmane Niang
Koji bi nga xam ne aussi ñëwoon na xool suñu liggéey bi ñuy def ñoom tamit ñu nekk ay mag ñoo xam ne ñoo ñu jiite waaye dañuy wax tout le temps que ni doxal leen s'il y a des erreurs on vous rectifie loolu dafa am solo trop ndaw da nga koy bàyyi mu def bu defee bu juumee nga wàññi ko waaye ndaw bu jëm bëgg a def rek nga ne ko noonu xaaral toppal sama ginnaaw monde boobu la ñu weesu xale yi léegi seeni xel dafay màcc xale yi léegi dañu am benn intelligence boo xam ne dafa nekk ci ñoom kon faaw ñoom ñu yee ko te pour ñu yee ko il faut ñu nekk ci li nga xam ne ñoom moom la ñu bëgg pour mën ko fa yee mun na nit mënul bëgg def menuisier nga yóbbu ko ni ko demal jaayi ndox pour mu yee fa xam-xamam mënul nekk bàyyi ko ci li mu bëgg mu nekk ci développé ko ñu xam ne loolu moom mooy dëgg. beneen affaire bi gën a am solo mooy que man Moussa Dione mi nga xam ne man maa toog fii doon présenter émission bi remercie naa ñëpp sama kàddu bu juboo du man suñu borom la waaye bu dëngee tamit man la waaye nag du ma fàtte ñi nga xam ne nit am na solo trop fa ngay jugee mooy fan sa kër maa ngi commencé ci gën a ndaw waaye yéeg ba ca gën a mag waaye commencé waat ci ba ca gën a mag wàccaat bëkk ci gën a ndaw du ma lim ñi ma su ma nee sama waa kër rek soo limee mun naa fàtte kenn jànq ba gardien ba ñëpp bàyyiwuma kenn ndax ku lim nag gardien lim jànq war dëgg yàlla ñeneen boo leen limul waruñoo war a mën a mer waaye lim naa leen ñoom ñëpp ñi ngi ci biir ñoom ñëpp ngi ci biir du ma jaar ci ay tur benn dafay jël temps waaye yéen ñëpp ci kër gi bàyyiwuma kenn ndax yéen a ma dooleel yéen a ma fulaal yéen a ma faydal dinaa guddee torop waaye du dara pour teral leen rek parfois dinaa nelaw yu bëree du dara rek pour teral leen rek parfois di ngeen may bëgg gis doo leen ma gis waaye dara pour teral leen rek waaye yal na yàlla mottali suñu yéene kon mbokk internet du Sénégal TV tey lii lañ leen indiloon ci li nga xam ne mooy seen plateau bi nga xam ne moo doon plateau wu Tamxarit wax dëgg yàlla kontaan naa Fane kontaan naa moom mu yor Brada Cass ak sa équipe yëpp kontaan naa Nabou kontaan naa yow mu yor sa équipe kontaan naa Ndeye Rokhaya du ma ko fàtte mukk moom tamit kontaan naa trop ci moom malgré bugul génn ci ay image dafay bañ waaye jigéen ju mën góor a ngi noonu maa la xam nal ma gars yi laaj ma wax leen kan mooy Ndeye Rokhaya du ma fàtte ñi nga xam aussi ñoom ñoo nekk ci suuf ndax nee nañu administration bi dañu am solo trop mooy ñan mooy Fatou mu ngi fa Mbenda mi ngi fa Rousda mi ngi fa madame Ka mi ngi fa Fatou maanaam ñëpp ci administration bi bàyyiwuma kenn immeuble bi ci kaw ba ci suuf maçon yi yooyu ngeen di dégg sax ñuy telli di rang-rang yi fàttewuma leen ndax mën ngaa juum waaye li gën a am solo lépp ci wax ji mooy yéen ñiy seetaan nag kenn amul seen fay yéen ñu dooleel yéen ñuy béggee jàpp leen nag ñun dañuy jàng rek ñi fi nekk naan man ay directeurs yëpp billaay dañoo baax rek di ko wax waaye ñoom ñooy samay directeur ñoom ñooy sama directeur kon bokk internet yi jërë ngeen jëf kontaan naa wasalaam ba beneen yoon incha allah. إليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك